gis nañ ne ba léegi nit ñi ñi ngi am jafe-jafe gannaaw suñu jàngat ci jot ci marché bi loolu moo tax président Macky Sall comme niñ ko xamee jël ay matukaayam dénk soxna Yaay Fatou mii pour mu jege ñu pour ñu jéem a liggéey pour moom itam mu yokk comme nam ko defee woon mu yokkaat ndimbal ba mbir mi bu gën a yomb ba ñëpp jot ci loolu moo tax soxna si ñëw fii tey ak programme yi nga xam ne ci lay liggéey pour jéem a xool naka lay def ba askan wi nga xam ne ñoo dëkkee Médina ci soxla marché bi ci yàlla dogal na ñu nekk ay néew di doole mu fexe ba loxol président yiir leen tege ci seen kaw bañ jot ci loolu moo taxoon tey ñu ñëw ci kër xalifa bi doon ko yëgal doon ci waxtaan ak moom parce que comme niñ ko xamee fii lépp luñ fi mës a sémbu ñëw nañ ci moom ba mu joxe xalaatam joxe accordam ñu soog ko doxal yàlla defal nañu sutura bi ñu ñëwee itam fekk fi borom xam-xam fekk fi kuy dégg fekk ko xam ne car macha allah damay wax toujours ne lépp lu ñuy yëngatu rek yàlla dogal na moom xam na ko saytu na ko ba doo ko bett ci dara bi ñu ñëwee ci moom waxtaan ak moom wax ko programme bi nga xam ne moom la président namm ci marché bi mu rafetlu ko gërëm ci wan ñu ne li ngeen nekk yéen ak président ànd naa ci d'accord naa ci ca maa ngi ci parce que xam ne li président bëgg du dara lu may askan wi jot li président du dara lu may yombalal askan wi li nga xam ne ci lañ nekk loolu moo tax marché bi gannaaw bi su tey maa ngi wax ne bu ci kenn tuddati Mouhamed Ndiaye déchargé wu na ci marché bi jébbal na ko état ñu jébbal ko soxna Yaay Fatou mi pour mu dérouler programme bi kon man nekkatul ne man maa yor Ndiaye nekkatul ne man maa yor joxe nekkatul ne man maay war a jox kenn état bu Sénégal comme niñ ko waxee jël na ay matukaay pour yombal cantine yi fexe ba lépp képp koo xam ne da ngaa nekkoon ci marché bi wala da ngaa dëkkee Médina ca soxla ko ñu fexe ba noo mënee rek ak nu mën a doonee rek soxna si pare na pour ànd ak yow ci loolu pour nga jot kon yaakaar naa ne loolu aussi beneen ndimbal la parce que waxoon nañ ay ndimbal yu ñu defoon ndimbal yooyu yëpp gannaaw bi ñu ko dugalee gis nañ ne am na lu desoon waaye loolu desoon moom la président digal soxna si pour mu ñëw pour jéem a xool naka lay def ba seet population bi ñu ko soxla pour ñu xool nan la ñuy ubbee marché bi ak itamit nan la ñuy fexe ba ñi ci nekkoon jot ca duñ sonn parce que marché moom kiy commerce ci yàlla dogalul mu am genn koom-koom mi la nga ko mën a dimbalee mooy kaay ma jox la nga dem jaay di fay. te loolu moom la soxna si pare moom la président Macky Sall waxtaan ak moom itam ba mu jël matukaay ak mboolem service yi nga xam ne ñoom la ci war a liggéeyal pour ñu jël seeni matukaay pour fexe ba loolu am loolu nag sant yàlla la ak it beneen ndimbal boo xam ne ñëw na wax naa léegi sëriñ bi ne ko ku bu nekk jël nañ ko ci marché bi waaye li ma gëm mooy doomu aadama soo gëmee li nga nekk dara warul laa tiital dara warul laa xooxatal rawatina soo nekkee ci dëgg donc loolu moo tax ak lu nit mënoon a waxee dañ naan tekki rek parce que xamoon nañ ne incha allah ki ñu jiite muy président Macky Sall xam na population bi nekk Médina xam na bu baaxee na askan wi soxla nañ ko leen jàppale moo tax mu jël mesure yooyu mu jël pour fexe ba képp koo xam ne war ngaa jot rek am nga amoo bëgg nga nan ngaa liggéey rek ñu taxaw ci sa wet pour nga jot pour nga liggéey pour liggéey di fay loolu nag incha allah yàlla yombal na ko ci buntu soxna Yaay Fatou Diagne mii tey donc loolu lañ ñëwoon ci sëriñ bi doon wut ci moom ndigal waaye wan ko itam nag ñun gannaaw bisab tey ñun jébbal nañ marché bi état bu Sénégal génn nañ ci amatuñ ci lenn luñ ci mën a def wala benn sañ-sañ amatuñ ko ci incha allah li ci des Yaay Fatou ak ñi nga xam ne ñoom la war a liggéey ak incha allah daañu convoqué ñoom nañu déroulé nag man du man maa ko man daal maa ngi wax tey mu leer kaw nag ne marché Médina Mouhamed Ndiaye amatu ci responsabilité gannaaw bisab tey wax nañ ko ñëw nañ ci sëriñ bi wax nañ ko nangul nañu ko jébbal nañ marché bi tey soxna Yaay Fatou Diagne état bu Sénégal pour ñoom ñu doxal loolu laa bëggoon a leeral rek ma bàyyi ko gannaaw tey nag moom miy ndey njuli gi mu xool nan lay doxalee ak na muy defee maa ngi koy ñaanal yàlla yéene bi mu am jëlee ko ci président Macky Sall pour ñu yombalal askan wi gën a yombal sax laay wax ndax yombaloon nañ ba pare waaye gën a yombal pour képp koo xamante ne nii Médina nga nekk wala yaa ngi ci dëkk bi ca nekk koo xam da ngaa ittewoo ca yàlla dogalul nga dajale tey loo xam ne man ngaa jot président li mu décidé mooy nga jot ca boo sonn nga jot di liggéey ñu jàppale la comme ni ñu jàppalee yëpp loolu ci la nekk loolu moo taxoon ñëw ci xalifa bi jël ci moom digal mu rafetlu ko sañu kañ président ci jëf yu rëy yi nga xam ne mi ngi koy def kañ ko itam ci yërmande gi nga xam ne am na ko loolu jaadu na ñu ñëw leeral ko askan wi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. comme ni ngeen ko xamee président Macky Sall bi muy tëgg le plan Sénégal émergent xam na fi mu bëgg a jëmee Sénégal mu xam ne marché dafa nekk point bu am solo parce que foofu la ñuy weccoowee li nga xam ne mooy économie loolu la ñuy wax c'est le lieu d'échange de l'économie donc économie yëpp ci marché lay xewee. mu ne marché dafa bokk ci mandarga yi nga xam ne ci la ñuy xàmmee réew bu jëm kanam donc ñu def le programme de modernisation des marchés mooy marché yi
il faut que ñu méngale ko ak jamono wàññi risque yi maanaam risque lakk yi risque yàqule yi et puis commerçant yi aussi ni ñuy liggéeyee itam ñu gën a am lieu yoo xamante ni maanaam place yoo xam ne lañ fay liggéeyee day mucc ayib ba pare méngoog jamono ba ñu defee loolu nag ba mu tàmbalee di moderniser ay marché nga gis ne mbas mi dafa dugg bi mbas mi duggee ñu taxaw def ci jàngat ne jàngat bi mooy lan jamono dem na tey foo xam ne ku nekk da nga war a compter ci li nga am te ñun suñu état yi comme xam nga ne amuñu doole ñun on est des pays en voie de développement donc li may caricature di wax ne borom kër bu fanaanoo dépense am ak koo xam day xëy uti dépense door a ñëw jox soxnaam lu mu togg yaakaar naa ñooñu mënuñoo bokk nu ñuy yeewoo mënuñoo bokk lu ñuy laaj lu ñuy añee ndax ki fanaanoo dépense am sañ na wax ne man lii laay añee waaye kay xëy di ko uti day uti ba am door a ñëw ne lii laay añee donc ñun dañu nekk pays en voie de développement suñuy koom matewul waaye lenn am nañ ko am nañ ay nit am nañ état donc il faut que ñu def partenariat gagnant-gagnant public privé lépp loo xam dañ koy sumb lu ñëpp bokk lu nekku ne da cey dugg ñu waxtaan ak commerçant yi xamal leen ne leen jamono ji urgence la pour ñu defar marché yi ndaxte gis ngeen lakk-lakk yi ak yàqu-yàqu yi am ci marché yi nu mu bare ba fi mu ne commerçant yi ku ci tëdd doo nelaw ñu ne nag pour que loolu ñu mën ko saafara il faut que ñu boole suñu doole ci boole doole boobu ci nga gis ne fekk Mouhamed Ndiaye mi le ministre conseiller nekkoon un avant-gardiste ndax bëgg bu mu bëgg Saloum bëgg bu mu bëgg Kaolack bëgg bu mu bëgg dëkkam ba marché bi amee jafe-jafe mu taxaw jël alalam defar ko te yaakaar naa ne alalam li mu ci def du lu tuuti bu doon keneen it mënoon na koo téye bañ ko cee def ndax jaayul ci marché jegewul marché waaye tey ji bu sañoon lépp lu baax nekk feneen ci àddina day am Kaolack gii kon loolu dañ ko ci sant di ko ci gërëm ndax ñun ñëpp ñoo bokk suñu Saloum te bëgg ko moo ñu fi indi moo ñu fi teg moo ñu fi bàyyi te lu baax ci Saloum rek loolu moo tax ñuy dox donc fekk moom mu def ci ay jéego ba pare ñu ñëw nag comme ni mu ko expliqué léegi jafe-jafe am pour ubbi marché bi ñun président bi mu tegee le programme de modernisation mu ne léegi il faut ngeen lëkkaloo ak commerçant yi nga dem uti ay partenaires financiers ndax loolu yëpp état mënu ko def mairie yi mënuñu ko defal seen bopp waaye yow yaay Fatou man jox naa la mission nga dem uti ñu la dooleel nga ñëw financer marché yi donc loolu moo tax ñun ñu nekk le programme de modernisation et de gestion des marchés ñu ne lu tax gestion bi dugg suñu defaree marché yi bàyyi leen nañu meloon dans quelques années dinañ dellu si waat sa lañ nekkoon su mode de gestion bi ak comportement yi changé wul ndax boo tabaxee ba pare il faut nga relever le défi de l'entretien suñu tabaxee ba pare entretenir uñu ko kon nag fii ak ay at dinañ delluwaat encore ci même problème bi donc ñu ne pour pérenniser le problème et que régler le problème de façon définitive il faut que ñu créer un mode de gestion innovant bu bees donc mode de gestion bi mooy marché bu ne day am direction boo xam ne mooy gérer marché bi mooy gérer entretien mooy gérer sécurité mooy gérer nettoiement mooy gérer ubbi mooy gérer tëj mooy gérer lépp ci ñaari fànn programme de modernisation dafay liggéeyal collectivité locale yi ni mu leen di liggéeyalee mooy collectivité locale yi ba tey jii ñu wax ak yow ñoom recettes yi ñu war a am ci seeni marché mënuñu koo am ci ni mu waree parce que ni marché yi bindoo la waaye ñun bu ñu ñëwee jël marché bi dinañ leen tegal plateforme boo xam ne ñoom dañuy optimiser seeni recherche day leer collectivité bu lekk dina xam ñaata laa war a am sama marché te la mu si war a jot lay jot parce que askan wi moo ko moom ndax loo si jotul rek nekk na lu askan wi moom ñu yóbbu ko feneen donc ci wàllu woowu collectivité locale la ñuy liggéeyal ci beneen wàll bi commerçant yi la ñuy passé si marché moo gën a bëri que li ñuy passé seen kër donc marché yi war na nekk bërëb yu set bërëb yu neex a nekk bërëb yu nit mën a toog yendu fa ba ngoon te sa xol du naqari ba nga ñibbi sa kër ñi nga xam ne ñooy ñëw di ndugg si marché itam war nañ mën a ñëw dugg marché boo wàccee au lieu ngay dem sa kër di soo xool sa yére bi nga gën a soofantal nga sañse ba rafet ànd ak sa borom ko ba ànd ak say doom dem marché doxantu ci biir marché bi génn te doo ci am tiit doo ci am ragal doo ci am njàqare doo ci taq doo dara du la ca fekk donc loolu mooy marché moderne ci wàllu woowu nag ci lañ ñëwee tey gis ngeen marché Médina bi ni ko monsieur le ministre defaree wax dëgg yàlla macha allah mu nekk lu mucc ayib ñu ñëw nag pour ne jot na ñu ubbi marché bi comme ni mu leen ko waxee mu jébbal ñu marché bi
ñun nag dañuy teg direction marché bi am na ñu fa nekkoon dinañ ci liggéey ak commerçant yi ña fa nekkoon évaluer nañ lañ fa amoon évaluer nañ tey lan lañ war a dolli parce que ku taaral kat yokku njëkk te état bi su ko mënoon a maye da koy maye mais mënuñu koo maye parce que il faut que loolu ñu jël ko dem defaree waat ko yeneen ndax Kaolack benn marché rek nekk fi am na yeneen i marché te financier yi dimbal da ciy fekk loxol borom banque yi ñu ngi fi banque balaa mu lay lebal il faut nga am loo xam yaa koy indi ne ko lii laa am donc ci montage financier yooyu ci la ñu nekk pour mën a defar marché yi donc ñi fi nekkoon dinañ leen convoquer recenser leen ak commerçant yi ñoom ci seen biir lépp dans la transparence ñu tegal leen des schémas yi nga xam ne ku ci nekk ni nga ko mënee nooy ko def nañu xam ne ñëwuñu état ñëwul pour xaalis état dafa ñëw pour ñoyal liggéeyu commerçant yi bëgg commerçant yi ut liggéey ndax gis ngeen ni état teg na ay banqaas yoo xam ne dañuy jàppale nit ñi à l'entrepreneuriat te defe naa ñi ci gën a yey mooy commerçant yi ndax ñoom ñu ngi dans l'entrepreneuriat donc pour pousser leen pour ñu gën a dem loolu mooy gën a yomb donc nañu xam ne marché bi dinañ ko ubbi incha allah sous peu à partir de la semaine prochaine l'équipe qui doit gérer le marché sera là ñu commencé ko def nettoiement bi commencé waxtaan ak commerçant yi équipe bi fi nekkoon am na recensement bi ñu def ñu tegaat lépp sur la table recensé waat ko lépp ku ci nekk ñu defal la sa dossier di nga xam li la war ak li nga war a def soo mënee ñun dinañ xam soo mënul ñun dinañ xam commerçant yi seen biir xamante nañ parce que commerçant yi dañuy bokk ci commission boobu man doo ñëw rek wax ak yaay faatu di nga boo ñëwee di nga fi fekk say morom commerçant loo am xam nañ ko loo am xam nañ loo amul xam nañ ko loo mën xam nañ ko loo mënul xam nañ ko ñun nag dinañ pare nañ jàppale ñëpp ñi mën yàlla yokk seen mën-mën te ñu xam ne ku mën wax dëgg yàlla war naa mën a demal boppam ku mënul nag soxla na jàppale ñu bàyyi ñu jàppale ñi nga xamante ni ñoo mënul pour que ñoom itam ñu mën a exercer seen liggéey ndax liggéey boobu yëpp askan wi tey képp ku ci liggéey c'est pour que yaa ngi koy defal état bi ndax yaa ngi yor sa kër yor sa njaboot avenir u xale yi ak lépp ci état bi la bokk donc loolu yëpp continuer wu mission wu président de la république la donc noonu la ñu fas yéene doxalee ci marché bi ci fan yu néew incha allah yéen surtout la presse vous serez nos partenaires dans la communication parce que lépp lu ñu waxtaanee nañ koy defee nañ ko waxtaanee koy jiitu dinañ ko waxtaan yeeg yëpp incha allah di ngeen ñu ci dimbali pour ku nekk xam ci rôle am commerçant yi xam ci seen rôle ñun état ñu xam suñu rôle population yi nga xam ne ñooy jëfandikoo marché itam ñu xam lan mooy seen rôle maa ngi leen di gërëm di leen sant.